asalaamaaleykum mbokku arrondissement bu Médina Sabakh asalaamaaleykum waa commune bu Kayemor waa commune bu Ngayène Sabakh waa commune bu Médina Sabakh di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñooy yeewoo ci localité boobu di leen ñaanal atum 2020 di at moo xam ne dina doon atum naataange dina doon at mu ànd ak wér bu sax dàkk yàlla mën na ko yal na nu ko yàlla defal c'est vrai que nag toog nañ benn moment ñu garder le silence di observer di seetaan di xool ba xam nit ñi seen xel lan la leen may ak lan lañ fas yéene demee mais force est de constater que bi ñu dégloo émission bi nga xam ne ñaari maires yi jàllale nañ ko Pakala FM muy le maire Ousmane Gueye et le maire Goumba Gueye dañoo toog tëdd suñu lal ba ci kanam ay ree jàpp ñu gis ne ab théâtre lañ doon def ak yi nga xam ne mooy le journaliste Omar Ndiaye parce que question yi nga xam ne dañ ko doon développé c'est des questions yoo xam ne ni à la limite téléguidé préparé ma gis ne bu la yàlla defee nga nekk njiit toog di jiite ab askan jàkkaarloog askan woowu noonu am loo leen war a leeral war nga leen mën a wax li nga xam ne ni mooy dëgg yaakaar naa question yi ñu leen waroon posé bu ñu demee ba nga xam ne nekk nañ ci mandat boo xam ne dañ ko doon exécuté mu war a jeex te mandat yi sax dafa jeex tey bu ñu doon wax tey dañu war a wax commune Ngayène ak commune Médina Sabakh ak commune Kayemor tey commune yi ne Sénégal sax délégation spéciale lañ ko waroon mën a teg parce que volonté populaire moo leen faloon et non la volonté du président de la République tey jii nii maire yooyu doon toog amul lenn lu ñu présenté su dul ay moulin à mil ak yeneen yi nga xam ne PUDC moo ko def mais budget bi nga xam ne tey dañ ko doon voté chaque année parce que le budget est annuel ñu koy voté waroon nañu mën a wax nit ñi ne leen budget yi kat lii lañ ci def lii ak lii lañ ci def mais loolu ba léegi dañ ko gisul ñu gis ne mais dañuy jàppee ne daal ñoom ay borom benn bët yoo xam ne dañuy jiite ay gumba lañ du leen neex si la ñuy def la ñuy wax yaakaar naa ne ku ci mel ni le maire Goumba Gueye si se permet de dire qu'il est administrateur am na loo xam ne da koo xamul muy lan mooy administrateur en question yaakaar naa ne un administrateur am na beneen niveau boo war a toll nga ko mën a doon administrateur que son niveau donc di wax ne ñoomu ñaari maire yi sax boo xoolee seen waxtaan da nga xam ne ñoomu neen sax li ñuy wax ça concorde pas parce que le maire Ousmane Gueye dem na ba ne man li may wax lu concret la donc cela veut dire que li Goumba doon wax du lu concret te boo demee ba jiital nit ñi jiital la nga toog di wax war nga mën a wax lu concret war nga mën a wax loo xam ne nii lu ñuy gis la parce que lu ne fàng kenn du ko jeex te yaakaar naa ne maire yooyu dañoo lajj sur tous les plans il serait mieux nag ñu noppi comme le maire Abdoulaye Cissé ni mu def parce que au moins am na ngorom bi mu xamee ne deful leneen mu toog noppee ko mais nag yaakaar ne di nga jiite commune ci wax lu dul dëgg di nga jiite commune ci làmmiñ wu neex di nga jiite commune ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ne loolu développé li nga xam ne mooy arrondissement de Médina Sabakh may ñëwaat di wax ne waa arrondissement de Médina Sabakh na ngeen gën a dëggal seen bopp na ngeen xam ne sunu arrondissement bi y a une inégalité sociale bu fi am y a un retard économique bu fi am y a un sous-développement bu fi am boo xam ne tey dafa war képp kuy doomu arrondissement Médina Sabakh nga wàcc sur le terrain conscientiser nos parents parce que nos parents am na ci lu bëri xamuñ ko am na ci lu bëri ñu ngi leen koy naxee ci làmmiñ wu neex am na ci achat de conscience boo xam ne je pointe du doigt le maire de l'arrondissement de Médina Sabakh de la commune de Médina Sabakh am na ci loo xam ne achat de conscience la deuxièmement le maire de Ngayène en l'occurrence Goumba Gueye il pense que ne commune dañ koy jiite ci làmmiñ wu neex on aurait bien aimé mu wax ñu tey fonds de dotation yi nga xam ne ñu ngi ko doon woteel foyer des jeunes bi fan la dugg tey li nga xam ne nii jaar na ci loxoom naka la ko gérer mission yi nga xam ne mu ngi wax ne def na France ñëw na am na ay partenaires yu mu rencontré yëpp gis na sax xale boo xam ne day jàngi wàcc dem liggéey mais loolu dañ koy liggéey du lu ñuy wax dañ koy liggéey France doo fi gis maire boo xam ne tey dina taxaw di def usurpation d'identité comme il l'a fait en se disant qu'il est administrateur donc yooyu noonu dañu war tey di ci taxaw di seetlu di xool ñuy jiital c'est vrai que làmmiñ wu neex am na solo wax ju neex am na solo mais nit ñi li leen gën a amal solo tey ñu waroon ko mën a gis tey mooy lu alléger seen souffrance tey de tey boo ñëwee tey dans la commune de Ngayène mais l'état sanitaire des populations taxu ko demee noonu tey population bi ñu ngi gën di souffrir malgré li nga xam ne moo fa nekk tey mënuma comprendre tey un village comme Diama Moussa ñu ne il est proche de Nganda tey état mën a signer des contrats yuy jox Gambie courant ñu ne tey ñoom mënuñu xëccee Kaffrine mu ñëw tey jama ki nga xam ne mooy Diama Moussa à la limite c'est abusé et c'est trop tey jii li nga xam ne nii mooy les gros villages tey yaakaar naa ne am na leneen lu ñu war a tal mënuma comprendre
arrondissement Médina Sabakh nekk 106 villages ou 108 villages tey 6 villages tey ñoo ci am électricité mais c'est à la limite insultant te yaakaar naa ne politique bi nga xam ne nii tey moom la ñuy mëne tey au niveau de l'arrondissement de Médina Sabakh du politique boo xam ne tey mooy génnee askan wi ci li ñu ne dégg naa le maire mu ne bi mu ko falee ba léegi ci loolu lay dox mais yaakaar naa ne l'électricité de Ngayène Sabakh du lu ñuy wax dépassé nañ tey li Ngayène commune lan la ñuy war a xalaat mooy li nga xam ne moo war a yeneen dëkk àll yi te am na ci loo xam ne jarul ñuy wax def nañ wala defuñu ku def xam na yàlla xam na te mooy li ëpp solo mais nañ bàyyi di wax nit ñi lu dul dëgg. njiit boo ko matee war nga jombale sa bopp wax lu dul dëgg njiit boo ko manee liñ la dénk war nga ko mën a am gestion bu leer mandat de gestion buñ la ko joxee da nga ko war a clarifier. clarification dafa des du côté engrais bi nga xam ne la ñuy jot dafa des ci li nga xam ne mooy xaalisu ndaw ñi dafa des ci li nga xam ne moom la ñuy gérer xaalisu commune bi muy commune Ngayène muy commune Médina Sabakh muy commune Kayemor répartition bi nga xam ne tey moo am ci suuf si dafa doy waar boo xam ne même case des tout petits bi nga xam ne tey Ngayène dañ ko daggoon pour ndaw ñi saaxee nañ ko loolu mënul continuer loolu duñ ci yor commune nous alertons ñu ngi leen